li ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan Dakar People wala People Dakar TV alors yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi ànd ak ñun ba léegi ci wàllu vidéo yi ci wàllu actualité yi ci wàllu li nga xam ni moom mooy xew ci faral ci jamono yi tey nag Dakar People ñu war na ginnaaw bi ñu leen ñëw mbokk yi ñu waajal gàmmu gi nga xam ne moom mooy bési Serigne Touba alors di waajal it weeru gàmmu ak màggal muy bési Serigne Touba alors ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni fépp fu taaliba nekk moo xam Sénégal moo xam partout dans le monde ñi ngi ñaan yàlla ñi nga xam ni mën nañoo ñëw ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom yàlla na leen yàlla indi ci yoonu jàmm ak salaam ñu fekkee màggal gi alors ñu passé ko ci jàmm delluwaat ci jàmm fekk fi seeni njaboot alors tey nag kii ngeen gis bu mu leen jaaxal lu tax ma ni bu mu leen jaaxal mooy bu ngeen daan faral di dégg soxna Bintu mu maam Seydina Limaamu Laay wala ngeen di faral di dégg boroomi ndëpp yi wala ngeen di faral di dégg boroomi tuur ci wàllu li ngeen xam ne moo jëm ci wàllu géej wàllu ndox wàllu suuf tey lu waay réeroon tey yaakaar naa boo seetaanee vidéo bii di ngeen xam ni xam-xam rek moo am lu waay réeroon nit ci àdduna tey boo seetaanee déglu soxna si naan soxna Bintu mu maam Seydina Limaamu képp ku tey amoon jafe-jafe ci àdduna yaakaar naa tey lépp leer na tey nag ñi ngi fas yéene ànd ak moom ci wàllu xam-xam wàllu rab wàllum seet wàllum jinne wàllum saytaane ak wàllum li nga xamante ne si mooy yàqu-yàqu doomu aadama mais ci kaw loolu yëpp nag li ko tënk ci moom mooy wàllum seet d'abord ndax waxtaan nañ dee nañu ci suuf ni lépp lu waay di def ci àdduna muy wàllum seet wàllum tuur bala nga ciy dugg foog nga ami rab loo xamul munoo cee dugg donc nag bokk na ci li tax mu génn mooy taxaw nañ ne ñoom ñi daan faral di wax lii xew ci année bi ñu ne ñun fokk ñu génn wane suñu bopp ndax seet yombul ñaan yombul te ñu ngi koy bëgg a def këru fowukaay te alors que ku ci dugg yaa ngi wax loo xam dina ci leeral tuuti beneen bi ñuy ñëw nag mooy ci wàllu xam-xam bi naka la ko dikkee wàllu jaar-jaar bi cosaan bi tuur yi nga xam ne mu ngi koy faral di def di faj ay rab ak jinne ak yàqu-yàqu jafe-jafe doomu aadama moo xam ci biir néegu sëy moo xam ci biti moo xam mënuloo am jëkkër xamoo lu la téye wala ngay sëy taxaw am problème mu doom for nañ ci wéyu béykat ni am na lu ko ci yàlla dénk dina ko leeral leen li si des nag dañ ko dëxëñ ci biir émission bi mu doon ay surprise en tout cas xaar leen vidéo bi jarul yàkkamti yow miy seetaan bul yàkkamti playal sa vidéo nga déglu ko ba fin bi di nga xam lan moo ci njariñ li dëgg parce que am na ci ay surprise yoo xam ni moom dina ko leeral en tout cas jëmm jaa ngi ni toog soxna Bintu bu maam Seydina Limaamu Laay alors lépp lu waay jafe woon ci àdduna musul génn nag musul feeñ ci télé musul nangoo feeñ ci dara c'est la première fois tey ñu gis ko ci lu mel nii mu fas yéene leeral lu baree ci jafe-jafe joomu aaduma yi am na nag luy bëgg a xew ci année bi di ñëw am na it liy xew ci fin année bi dina ko leeralal ñu bàyyi ko ngeen xam ni moom mooy Assane Diop mu résumé en français pour yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi international wala ngeen nekk fii déggu leen li maam soxna Bintu maam Seydi war a wax déggu leen olof mu tekki leen ko ci français. Merci beaucoup, El Hadj Mohamed Niang. Justement, ne vous étonnez pas, chers téléspectateurs et internautes de Dakar People, car nous sommes aujourd'hui en face de Sokhna Bintu bu Mam Seydi. Sokhna Bintu bu Mam Seydi, une grande voyante, une médium, quelqu'une qui règle l'ensemble des difficultés des gens. Aujourd'hui, elle se met devant l'écran parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Elle n'avait pas l'habitude parce qu'il y avait une situation présente. Beaucoup de gens jouaient un peu de ce milieu de voyance. Aujourd'hui, elle est sortie pour apporter des clarifications et apporter certaines orientations par rapport aux faits qui vont se passer la fin de cette année et l'année prochaine. Elle aussi, elle a des capacités en matière de résolution des problèmes liés au rap, au djinn, mais aussi elle a plusieurs manières de regarder, de voir les destinées de la personne. Ça va être l'occasion aujourd'hui pour nous de nous enquérir de ses origines, de qui elle est, mais aussi de ce qu'elle est capable de faire pour l'ensemble des Sénégalais du Sénégal, de la diaspora, mais aussi des gens qui sont d'autres pays qui ne sont pas le Sénégal, qui sont de la sous-région ou dans d'autres pays du monde. Nous allons, à travers ces échanges faits par Monsieur El Hadj Mohamed Niang, connaître qui est Sokhna Mame Bintu bu Mame Seydi. Merci beaucoup. Alors Assane ginnaaw bi nga résumé en français wax na leen ko léegi ci wolof Sokhna Bintu dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñu lay seetaan avant ñuy dugg ci waxtaan bi. bismillahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla waa xawla maa ngi julli ci yonent bi julli si yàlla julli si yonent bi di sàbbaal yonent bi lii nag bu ma siy dugga du pour ngisal du pour puukar réew ma du pour ngisal parce que lii dafa nekk mbiri suñu boroom
mbiru yàlla mbiru suñu borom ak mbiru jinne ak rawaan bi may am nag 11 ans la ma sam maam daan dugal ci ay xàmba yàlla di ma teeti ba nga xam ne mère bi magal na mu jur sam papa moo ma daan ne ma soxna Binta laay ma ne ka naa mu ne ma di nga dem ba réenab jinne di nga ci xam dara di nga dem bay faj xam-xam bi nag fii la ma fekk bañ naa ko ba geewee ma fatu fay samay lampe fu lampe nekk duñ fa aw kon maa ngi sant yàlla du julli ci yonent bi rab nag dafa bari lu muy def nit waaw waaw soxna Bintu Mame Seydi avant ñu dugg ci yow ginnaaw bi ngeen ñëw ñu lay seetaan li waral génn parce que mos wax nañ ko léegi ñun avant ñu jot yow daw nañoo daw a daw bay bëgg a dee nga lànk na ma du ma feeñ am na fu ma aw pour mën laa am pour ma nangoo feeñ ndeysaan bëgg nañu xam pour ñu déglu lan moo waral génn bi d'abord avant ñu ñëw ci xam-xam bi ñu la dikkee waaw xam-xam bi nag bi may lu waral nga génn pour nangoo feeñ pour wax ak jàmm yàlla yi li waral ma nangoo génn pour waxa jaamu yàlla yi dama tëdd nelaw ñu ne ma toogal bàyyi wër bi te xam ne ñin ñaa ngi ñëw di nga leen dimbali di nga leen paj ñi rab jàppa ñi faru rab jàppa ñi yàqule bitim réew ñi nekk ci torof ak ñi nga xam ne lu ñu yaakaar mu tas ñooñu lépp yàlla suñu borom ak jinne ji ma àndal moo ma déy ne ma toogal bàyyi wër bi mu xammeta ngi ñëw dëjul ki ma la booleel maa ka yebal ku ñëw bu dee jigéen boo ko seetalee bu aw nag taxawee jinne moo ko laaj parce que Europe ay jinne ka moom bu gerte taxawee jinne la bu suukar taxawee jinne la wala mu leeral say mbir sa yoonu tukki fooy balance yooyu ay yoonu tukki la avant ñu ñëw ci secret yooyu waaw donc wax nga ko léegi ginnaaw bi nga xam ni du loolu yi li la maam yi téye la na la il faut nga génn pour dimbali jàmm yàlla yi parce que tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi buggoo woo seet wala taxaw di ko wax di ci insister alors que tey loola du seen place nee nga ñu ci suuf pour nit def ko il faut mu doon koo xam ne borom tuur wala borom rab sinon yaa ngi dugg ci loo xam ne. barke Seydina Limaamu Laay loolu moom dama la koy dëggal ndax man yàgg damaa toog nit di ma wax ay waxi télé man a dew ma télé kon bu yàlla ëndee Muhammad yàlla moo ko teg ci aw yoon ba mu ñëw parce que dëkk bi moo yàqu ñi naa mën a te duñu dara moo bari ci dëkk bi moo yàq dëkk bi waaw feew ñu génn nag wax a jot feeñ jot na pour ñu feeñ dafa jot waaw looloo tax yàlla suñu borom ne ma dëjul nit ñaa ngi ñëw waaw looloo tax ma taxaw wallaay parce que dañuy fowe léegi xam-xam te yàlla suñu borom ba mu fi tegee mag ñi kilifa yi dañu ko daan def ci sutura comme léegi na dañu ko bëgg a fawe yàlla wane boppam day binta ne ka toogal ñëppaa ngi ñëw looloo tax ma armé wu toog di la xaar tey. alors am na ci beneen point boo xam ni for nañ ko ci wewu bay ginnaaw ci wàllum tuur secret bu ñu dee la mu nekk ci yow maanaam ci wàllum li nga xam ni moom mooy ndëpp avant ñu ñëw ci xam-xam bi ni mu la diggee bëri na ci ñu mel ni yow loo xamante ne si tey yàgg nga yëngu ci wàllum ndëpp wala di ko defal ay nit ndëpp dëgg pour nga defal ko nit day fekk nit ki rab bi jàpp ko wala mu doon koo xamante ne si lu kuy daanu lay doon wala ku muy dikkal. waaw sans départ rek si lu rab bi ñëwee si yow ndax rab bu la jàppee dina la yëngal dina la dey si rab bi la jàpp dina la dey wan la boppam bu ko defee yow di nga xam ne kii rab aka jàpp rab moo ko indi rab aka xabtal pour ñu defaral ko bëy wala nag wala ganaar ak soow ak dugub lu mu laaj rek. mais ku ci mel ni yow dégg nga ginnaaw seet gi nga xam ni yaa ngi ñu koy dee nang avant ñu ñëw ci secret yi nga koy defee xam-xam bi wax nga léegi ni dañ la ko dee mu doon loo xam ni loo dond la mais lii est-ce que tey nit ku ko xamul wala loo donduwul est-ce que mës nga ci di nga ci mën a yëngu. fa dëgg neex yàlla de loo doon na war nga kaa mën a xam waaye loo doonul di nga sa juum loo doonul fit yox la ka bu yàggee yàlla weer la. waaye bu dee yàlla moo la sol say maam nga juddu si judduwaat ci amul looy ragal te loo wax dëgg la looy bëgg a wax dëgg la loo mébét dëgg la Muhammadu Rasulullah
lii maa ko wax. beneen point bu ñuy ñëw ci wàllu seet man tey ñuy seetaan sax laay alerté par rapport ak gis naa ku ne mais fii ma dugg tey dama xam ni rab dëgg am na man gëm naa ko parce que ñun yàgg nañu ci média yàgg nañoo dajeeg boroom xam-xam bu ne man pour ñuy seetaan laay alerté que rab dëgg am na parce que lii ñuy wax nii am na luñ ciy gis loo xam ni xam nañ ni xam-xam am na. alors point bu ñuy ñëw wax nañ ko léegi maanaam secret yi nga xam ne yow yaa ngi koy faral di seet ndax dee nañ nga ñu léegi nga ni wax nga ñu sax que liy bëgg a xew ci année bi nañ ko xaar ci fin émission bi danañ ci ñëw ak yow mais li ñuy ñëw moom mooy ci wàllu secret yi nga xam ne yaa ngi koy seetee dañ na tag ma laaj lepetaaw nga ne ma du ma ko laal ndax kilifa gu mag wàlliw bëgg yow yaay ciy jaar ci tur wi yonenta tubaar fakkaal la macha allah téeméeri pitaaw laa yoroon dama daan tani Ngor Yoof Wakaam Bargny Tëngéej ñëpp a daan ñëw fii maam Seyna Issa roowal xursee ma fëgg sama bunta kenn ñemañu kaa sosal gasal suul wala ma tuur say bët ma gas suul sëñ Babacar Si Malick ne ma li la maam Sey di tere moo gën si yow Chérif Ousseynou Laay borom taar bi ñuy jooy te noppeeguñu sama baaye ngi borom taar bi man kee ma ñaanal moo na ma woon gasal suul ñimel moo tax ma ñimel mu bind sama jëm a ñime mu leer na li daal yow fi nga placé wu ruus naa dafa yenn yi mu leer na lii luñ la déy la luñ la dénk la loo xam ne ay responsable moo nekk ci luñ ma déy la luñ ma jox la luñ ma dénk la tubaar fakal la ragaluma dara mais dafa am benn affaire bi ñu jaaxal léegi dañu gis ni ñaankat yi dañoo bàyyi waaw ku su nekk rek sa fit affaire bi dafa yomb wala lan seet bi dafa yomb wala ku nekk rek ndax am nga droit rek ñëw rek ni da ngay yëngu ci wàllu ñaan xam nga jamono bi moo toj utam dërëm mi bari ku ne naan mana yàlla moo xam ki man utam dërëm mee bari déedéet danga siy dimbali jàmm yàlla yi te yàlla tax ak yonente bu tedd bi sangab sanga yi Muhammad Nabi man kookoo ma jox Muhammad Nabi Muhammadu Rasulullahi mais dafa am beneen affaire bu ñu jaaxal mooy léeg-léeg yéen da ngeen koy faral di tudd wala ku ci mel ni yow nga ñu diggante ñaaru secret seet yi façon yi nga xam ne yow rek yaa koy def mooy nga ni tomb suuf léeg-léeg sax dañ naan suñu maam yi pël yi ñoo ko daan faral di def mais ñu ñëwaat gisaat ko ci yow tey mu doon loo xam ne mbokk yi pour lu jafe la seet ci suuf ay tomb te ci la gën a gaaw a jàppee nit que nit ki nga di ko xoolal ci beneen fànn alors que tey nit am na urgence yow yaa ngi koy xool lan moo indi différence su seet suuf ak ndox. waaw loolu lépp yàlla moo ma ko sol rek ak rab bi gëm yàlla gëm maam Limaamu gëm maam Borom Touba gëm Cheikh Omar Foutiou Tall Baye Niass man yàlla moo ma jox lii ab yen la bu ma yàlla jox ak Seydina Muhammad borom tabala yi bu kunta yenab yàlla suñu borom laa yenu lii ab yen la yàllaa ma ko jox moo tax mu ne ma toogal nga déglu Muhammad ñi ci kaw nga dimbali leen tey suuf si lu ma ci wax nit du dañ yàlla la ak rab wi Mariama dëkk Sàngamaar susu bi ak ngóor ak bar bi ak mbisaan juuf jaan ju mag ji ci tóngóor allahu akbar raba ngi fi nee naa la dëgg xam-xama ngoog man day looy wax rek day fekk nga toke ay misaal yoo xam ne leer na la lii ngay wax yow yaa ngi ci yëngu alors moo tax ma bëgg ñu waxtaan tey dama ni diggante seetu suuf ak ndox wax nga léegi ne ñaar yëpp luñ la déele rek fu la ci waay tiim di nga ko gis tey nit mën na nekk fii ba Fongolemi wala mu nekk fii ba Norvège moo xam fu mu mënti nekk ci àdduna bi yow nga toog fii tiim say suuf wala say ndox da ngay janoog moom nii. bu neexee yàlla ak yonente bu tedd bi ak foo mën a nekk dinaa la seetal foo mën a nekk yàlla dina ma ko wan dey ma ko ak foo mën a nekk Europe dinaa la gis jaxran seetal la lu dul dañ. xanaa nga bañ a nëbbu xanaa nga nëbbu. waaw xanaa ma nëbbu rek te dañ na mbër mu nëbbu bu yàggee feeñ mbaa nga daan mbër mu nëbbu bu yàggee feeñ mbaa nga daan boo leen bëggee am tuut sax ma andi. mais ci kaw seet gi ba tey léeg-léeg wax nga ko léegi fu waay nekk ci àdduna xanaa nga nëbbu ma mais boo ma seetloo feeñ te loo gis si moom di nga ko wax mais point bi mu bëgg ñu waxtaane ko mooy des fois it nga tiim di seetal nit mu mel ni nga jékki saay rek na ko génneel sarax sàngam sarax boobu nga koy wax noonu
da nga ko wax nii wala dafa am loo xam ne dala koy téye na la Mouhamed mi wala Assane mi war na génn sarax sàngam. booba borom géej gi day na ma ko borom île bi day na ma ko borom mbar mi day na ma ko xam nga boo fekkee ku fees ba mel ni géej nga bëgg kaa laaj fekk na borom géej gi ñëw taxaw wax la li mu lay wax ak borom dex yi. sarax yi daal lu ñu lay téye la. lu ñu ma dey rek loolu laay wax lu ñu ma deyul duma ko wax. mais lan mooy njariñu sarax. njariñu sarax dina dimbali nit dina dimbali borom njariñu sarax dina may nit ndam dina jàlle borom musiba bu doon ñëw sax sarax ba dina ko fanga. sarax dina fanqa lu ne man ngaa bëgg a dee sax ñu ne la saraxel ndàngam sarax ba fël ko si kaw nga xam li nit war a génne ak nit ki bañ a dëgër bopp. waaw léeg-léeg nga wax ni sarax sangam. ba saa yu ko neexee ne day génn. waaw kay. te day changé. day changé da ngay déglu kii waxa yow ki lay gindi te yàlla tax jinne ji lay gindi moom ngay déglu mu wax la li mu lay wax nga xam ne lii kii du Binta Sarr kii jinnee ko wax loo. mais ku mel ni Binta Sarr bu mancé gis nañu yow ba tey wax nga ko fu waay mën a nekk ci àdduna bu waree génn sarax sangam bu ko génnee balay jot say bagage sax yàlla mun na saafara ay mbiram. inshallah bu si yàlla andi mais ci kaw sarax yooyu wax nga ko léegi mais est-ce que tëb rek na nit génneel sarax sangam ni yomb na. te xamoo ci may wax dara. loolu yombul. loolu boo nit ki mën na def dara gisul dara mu ne du la moo waxoon amul alors que yow xamoo li nga ko wax. dëgg la yombul de sarax dafa doy waar. yombul de mbir mi yombul de lépp mu ngi baasawu rek si rawaan yónni la wax loola nga wax wala wax loowee nga wax sarax moom bu dul dara sax dafa baas si nit day fanqa lépp day fanqa musiba di ubbi di la dimbali bu sooba yàlla yonente bi ab tubaab sax bu ma ko seetalee xam ne kii rabaka jàpp ma nee na ñëw ñu ndëppal ko mën naa ñëw. d'accord léegi dañuy ñëw ci yeneen point yi. ginnaaw sarax yi mbokk yi muy soxna Bintu yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi tapé vidéo bi soxna Bintu mu maam Seydi la alors mi ngi nekk fi naan nag Yoff Ndangaañ jàkkaarloog xabru jàkka ji waaye it di ngeen ni sax romb xabru Baay Laay alors bay bëri na it lu muy nekk mbaaw li muy génn Dakar it bëri na waaye tout le temps nag mi ngi fii ngeen xam ni moom mooy Dakar yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi koy soxla fu waaye mën a nekk ñi nekk international tamit numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi am na ay WhatsApp tamit ku ko soxla ci kàttanu yàlla am na emploi du temps saa yéen ko woowee incha allahu rabbi mu faj seeni soxla ñu def naa te déglu c'est-à-dire dafa am point yu ñuy ñëw yoo xam ni dafa am solo wax naa la ko léegi. ci wàllu rab bëri lu ëpp yow ci say saafara rab la parce que nee nga ñu rab dëgg-dëgg mën naa jàpp nit ba nit ki dem bitim réew wala mu nekk feneen moo xam fii ay affaire am di dëgër ñu naan ko dañ laa liggéey alors que rab moo koy yàqal. xam nga ñu bari ñu ngi juum ñu bari ñu ngi tooñ ñu bari ñu ngi bàkkaar rab mën na lu ne rab dama si juddu de mën na lu ne de rab mën naa kale say mbir nga ne dañ maa liggéey diw damaa bañ fekk rab wee téye sama yëpp parce que tamit rab kuy dund am nga rab ku juddu am nga rab du ñun rek ñun borom rab yi rab mën na la teral may la lu dul jeex te du ko may Binta Fall waaye bu bëggee dareet muy kokaam day ñëw taxaw boo dëgëree moom boppam mu yàq la dalay daal di yàq léegi taxaw nangu sa lépp ndëg fekk rab aka def barki Seydina Muhammad. kon maanaam daal nee nga ci kaw loolu dañuy am ñuy tooñ parce que nit ki rab mën na koy yàqal ci barab liggéey mën nañ maa liggéey. nit mën na laa yàqal fi ngay liggéey nga juum wala nga ñaaw njota ne ki ma nekkal damay liggéey nangam fekk rab wala rek ndax rab tamit du la teral te doo ko jox muy naan. rab bu la teralee dee ko jox sow piiram wala meewam wala gaseelam wala dareetu bëyam di dem nii rek déedéet kon mu ne xaaral ma nangu lépp taxaw di ko xool ndax ginnaaw yàlla raba man lu ne ginnaaw yonente bi raba man lu ne waaye nag ci kaw nga di ko bégal boo ko bégalul fay. mais yow pour nga saafara ko wax nga maanaam kooku pour nga saafara ay mbiram yow il faut nga jonoog moom xool ba pare il faut nga seetal ko ba pare soo ko xam ni kii rab moo ko jàpp wala du rab. il faut ma seetal ko wala ma finaanoo ko rek bu ma ko finaanoo war a ma seet ka rek lu xew ma wax. mais yow doo seeti petaaw. duma laal petaaw duma moromam tani bëgguma ko. ok d'accord beneen bi ñuy ñëw mooy rab
léeg-léeg mu jàpp nit am na ci loo xam ne ñu ngi koy for ci weewu béy que ni am na lu la ci yàlla dénk lool mooy wàllu doom léeg-léeg nag rab mën na jàpp nit ki taxaw wala mu bañ a am doom wala mu sëy am benn doom mënatul am doom ñu naan ko da ngaa jaasir est-ce que rab dina def loolu ci rabay def loolu nag tey man nañ laa maye ngay doomi lébu doo tàggu say maam doo aw sa yoonu rab ba mu téye biir bi di la tuut dareet ngay indisposé ju bari mu yàq wala loo jur mu dee rabay def loolu boo ko béggalee nag mu bàyyi la nag ngay jur raba man lu ne. mais ci wàllu doom boobu wax nga ko yow bu dee yow la ku mel ni soxna Bintu Maam Seydi nga découvrir affaire bi xam ni kii rab la yow am nga ci système boo xam ne yow da nga koy faj. bu dee mën a bëy nga may jox bëy ginaar gu xonq ginaar gu weex ma di ko traité di la faj di ñaan si yàlla ñaan ci rab bi ba nga am li nga bëgg. te bari na ay résultats am naa ci fukki nit kon bu ma neexee ndamu yàllaa ma ko jagleel amaguma siy torondoo de waaye am naa ciy décoré am siy jërëjëf te jërëjëf moo gën a neex barke yonent bi. mais daal la nga ciy wax bu dee ne affaire doom la ak ku mënti doon bëy bu xonq bëy ak ginaar bu xonq ak bëy moom nga ciy laaj pour saafara nit ki. moom laa ciy laaj pour saafara nit ki bëy wa di nga ca am gàllaaj ci biir bëy wi bi ñu deyee ba sa biir. du ma ko rey rek bàyyi na noonu bëy wa am na luñ ciy dindi jox la ka muy say gàllaaj bu dee rab wa rek de bëy wa lay defanteel ak jinde ji nga jox sa bëy. mais daal lu ci ëpp rab daal moo leen jëlee musuwaar bi nga daal. lu si ëpp nag rab a kay def mais boo xamee ni nga koy faja rek incha allah yàlla dina la ci dimbali may la ci ndam si kanta nag yàlla suñu borom ak Seydina Muhammad. d'accord mais dama bëgg indi am ñi seetaan mën a déglu c'est-à-dire question yi dafa am solo dama bëgg ñu déglu tuuti rek parce que bëri na li ngay faral di faj affaire doom wax nga ko léegi nga ni lu ci ëpp rab la ma bëgg ñu waxtaan tuuti mais da nga gis koo xam ne tamit dañ koy liggéey pour mu bañ a am doom wala nit di ko xeex ci biir kër ga pour mu bañ a am doom ëllëg mu bañ fa am ndam mais yow it waxaat nañ ñu ne lu ci mel noonu yow it da nga koy saafara wala nit ki sax buñ ko liggéey pour mu bañ a am doom am na fooy aw ak moom yàlla saafara ay mi dama bëgg ñu waxtaan pour nga wax wane sénégalais yi li ngay def. bu si yàlla àndee daal mbiru doom aw ma lu ma siy tiit noo mën a doy boo ñëwee yàlla dina la dimbali. ak noo mën a doy boo fi ñëwee yàlla saafara lépp di nga boot doom barke Njool Màkk barke Seydina Limaamul Mahdi barke maam Alaaji Maalik waaw bëgguma sa wax bu bari bi jëf a gën wax mag ñi nee nañu booy jëf doo wax. léeg-léeg tamit nga gis koo xam ne rab dina ko jàpp muy daanu yasi wala muy def yàqal ko comme li nga wax fii wala mu nekk fële wax nga ko léegi mu jékki saa yi dem te alors ko waroon na xool ay mbiram mu dem ayral ko rawaanam bi war a laaj sax musu xamu ko wala mu fu ne mu di fa jaar te alors que fa muy jaar ñooñu xamuñu sax liñ ko war a génn loolu lan la ay affaire am di gën a dëgër mënut a fexe ba am liggéey wala mu am këyit mënul fexe ba am liggéey wala mu am këyit te mënut a fexe ba taxaw ci dara. xam nga loolu lépp gëlëm a kay def boo gëlëmee xamoo fa ngay aw sa dara du baax sa aaja du faju de rab danga kay jox ke kam man yàlla moo ma ko jox boo ñëwee ma dindi ko faj ka bu dee dalay daanu boo ñëwee ma wax la liñ koy defal booy daanu dañ lay tëggal laaj la aw nag wala béy rek sans départ ba tey loolu lépp dama koy def damay ndëppa damay fecc xamba yaa nga mbaaw waaye nag lii du fa yëgsi waxoon naa la ko keroog bu boobaa dina ñëw. bu ñëwee na ma ko indil lu si war ma def ka waxa maam booy waxi xamba yi gas am naa ci lu ma mën a liggéey te bu may liggéey Mariama ngóor mbisaan barbe dinañ génn bu nu ñëwee bu ma waxee dinaa xam ne yow rab la. nekk fii mi ngi international waxoon nañ la ko korop ci entretien bi que moom rabit man koy sonal foofu ay affaire am dëgër mais am nga ci ay système yoo mën a envoyé pour ñu jot ci. bu ñëwee ñu tuurul ka bu mën lee ñëw rootal ka mu dem ndoxam dina dem ay gàllaajam dina dem sungufam dina dem waaw lépp rek mais day am koo xam ne ku mel ni Assane wala ki mu jàpp ku mel ni magam day ñëw teewal ka ñu mën a xam liñ koy defaral.
d'accord ok mbokk yi ñu passé wàllu rab bi rek daal di dugg nag ci li nga xam ni moom mooy jafe-jafe yi wax nga ko léegi di nga gis koo xam ni mën nañ koy xeex ci parce que loolu it dañ ñu dee rek parce que ñun du Dakar People du jékki saa yi rek ñëw ci nit jël ko te laajte wuñ ay mbiram wala ñu xool ay œuvre am alors que yow dañ ñu deewaat ci wàllu samp koo xam ni tey ñu ngi koy xeex ci wàllu entreprise wala ku ñuy xeex ci wàllu place wala ñu nommé ko directeur ba mu yàgg wàcce wala bëgg koo wàcce am na luñ ci dee nañ ci am na loo ci xam. loolu bu ñëwee ñu tuurul ka defal ka ci li si war rawaan yi dañuy xeexa ña koy xeex rek moom mu am ndam waaw si kaw nag sarax bi ñu koy wax mu fonk ka te def ka bu ko defee incha allah ñooñu de duñu am ndam dañuy toog naa kee màgga boppa kii fu mu jaar dañuy gëlëm te duñu xam ki leen gëlëmal. yow daal ci rawaan yi nga koy awal mu am li si rawaan yi da laa koy awalee yàlla mi ma boolee jinne yu mag yi. ci wàllu samp. si wàllu samp. moo xam entreprise moo xam directeur moo xam lu mu mën di doon. waaw poste politique. moo xam bu mu mën a doon ba si politiciens yi ku ñeme rek ñëwal ku óolu sa bopp rek ñëwal bintam maam say dégg fi lépp lay yëngu barki yonente bi fasi yëpp maay boroom Seydina Muhammad ma ka tere Seydina Limaamu Seydina Isa Seydina Manjoon sëñ Babacar maam Alaaji Malik Bu Kunta maam borom Tuuba duma ma salaal pitaaw fu ñu koy defee sax duma fa jegeñ muy tuur samay bët day mel ni dañ may xajamal samay bët duma gis ma ka def la boo tëddee nelaw ñu wan la moo dàq puuf di njibar taniw ma. d'accord ok ci wàllu samp weesu nañ ko dañuy ñëw ci beneen point boo xam ne moom moo jiitu ci loolu wax nañ ko léegi mooy tamit samp ba tey dina indi woo ndax di nga gis koo xam ni dina yëngu ci dara. ñu dem ba ci biir ñu bëgg ko fexeel pour wàllu yoon te it loola it dee nañ ñi ci woo parce que ñun liñ lay laaj rek dañ ñu ko wax que wàllub yoon wàllu mooy wàllub kaso wala wàllub tribunal. loolu su sama wàllu kaso mën na ma laa wax li gën a gaaw gàllaajab kaso duma ko wax fii de xam nga duma ko wax fii dama la junja boo amee problème mu kaso boo ñëwee am naa ci lu mu gën a gaawe barki yonente bi déedéet boo duggee sax say mbiri avocat yëpp xam naa la ñuy wax ba avocat ba àndax yow ba nga génne ci mu gën a gaawe boo duggagul am na nu ñu koy tënke ba doo dugg waaw Muhammadu Rasulullahi am na ci loo xam ne yàlla moo ma ko jox ak buuri géej yi buurab géej yi buuri si géej gi ku nekk rek ak ni mu lay wax ak ni mu la koy dikkee ak li nga koy mën a jox ba mu sauvé la. léeg-léeg di nga gis ay wàllu seytaane ak jinne koo xam ni lu bon da koo jàpp fu nu ñu di fa dem di nga gis mbokk yi danañ ko yóbbu fu ne dara mënta saafara alors que li koy faj mi ngi ci wetam soo gisee ma laaj la loolu di nga gis koo xam ni lu garaaw dina ko dal jàpp ay loxom wala mu jàpp ay tànk ba mu mënatul dox ah lu garaaw dina ko jàpp mbokkam yi dugg fu ne dara mënta sotti mu def ko feebar ay at di nga gis ku tëdd feebar ay at mënta fexe ba jóg alors que am na lu ko téye mais loolu est-ce que soxna Bintu Maam Seydi am na ci ay secret. tubaar fakal la am nañu gàllaaj yoo xam ne pour saytaane la yàlla may nañu si nuñ koy tënke ba ñu bàyyi la yàlla may nañu si loo xam ne buñ la ko joxee nga takk ka dootuñu la jegeñ te dootuñu la bëgg da ngay gis sax ni ñu lay noonoo nga xam ne kii yaa quelque chose waaw ay secret la nit ki su ko utiliser waaw maanaam ci gàttal dina am luy xew loo xam ne day xam ne lii la woon. waaw da dul yëg si sax billahi jarul la sone mais di nga gis ku tëdd ay at barke maam Babacar laay boo ñëwee ñu tënk ka dëddale la saay-saay bi du yëg si dootul yëg si wala boo ñëwee mu ne cim wala mu def manifestam nga xam ne kii yaa quelque chose. d'accord mais dafa am benn point boobu dem avant ñu avancer pour tëj émission bi lan mooy ay xamb tey boo ñu doon naataabel xamb parce que ñu bëri dañuy dégg moo bi xamuñu lan la. ko ne yéen da ngeen am ay tuur. xam nga xamba tubaar fakal la du dara protéger la daf lay protéger daf lay aar si lu bari loolu mooy ay xamba
boo fa demee càngat bu ne mu nga fa loo bëgg rek sa aajo mën naa faju loolu mooy ay xàmba cosaan jeexal na ay wax cosaan loolu mooy cosaan waaw te ne ku juddu di daagu am nga rab ku sa rab dee nga dem ku saw rab fàdda nga dem ku saw rab jeexal nga dof mbaa nga dee. d'accord léeg-léeg tamit beneen point bi néegu sëy yi di nga gis koo xam ne dina nekk ak borom këram ñuy dem ba ci biir mu neex ñu demaat ba ci biir sëy bi commencé naqadi jëkkër ji nangootu ko faale dootul wax ak moom nii la koy rombee soit mu dem uti beneen jigéen bàyyi ko fi wala nga gisit couple boo xam ne am na ku nekk ci biir di yàq sëy ba neexatul wala soit ndaw si dafa nekk ci sëy bi rek mënul am doom moo tax ñu koy xeex ku ñuy xeex ci biir néegu sëy ndax solution yooyu tamit am na ci yu la ci yàlla dénk loo xam ni mën nga koo saafara parce que pour ñu lay seetaan. baal fakal la loolu lépp yàlla jox na ma ko sans départ rek xam nga diggante góor ak jigéen yàlla mën na see dugga ku góor ki dem ba si biir duutu la bëgg wala ko jigéen ki yooyu yëpp rab day dëddaale rab da lay dëddaale rek tout sama boo dee jigéen rab mën na la dugga neex mu neex la mu yàqal la waaw rabay def loolu rabay def lépp rabay def yëpp bala moom ay mbiram dëgër këj. mais maanaam mais jigéen boo xam ne tey rab def na ko loolu yow di nga ko saafara. bu si yàlla àndee boo ñëwee ñu saafara ka bu si yàlla àndee boo ñëwee ñu dindi lépp si kàntan ak yàlla Seydina Muhammad. ok d'accord mais moo xam sarax ak lu mu mënti doon koo xam ni tey rab jàpp na ko maanaam muy jigéen ay affaire am dëgër wala muy gis benn Samba Ndiaye jékki saa yi mënatul gis waa ji alors que rab moo ko def mu ne man de waa ji damaa jékki saa yi mënatuma ko teg bët alors que rab la. yooyu yëpp leeral nga ñu ko xamal ni ñu rab mu maanaam ci gàttal daal rab bëri na lu muy def loo xam ni ñun ñaa ngi yaakaar ni dañ leen liggéey alors que nga ni ñu ngi juum lu ci bëri rab la ki koy saafara nag boo yegsee ci moom am na fu muy aw foo xam ne di nga xam ne li rab la woon. loolu lépp boo ñëwee di nga xam ne rab la woon rek rabay yàq rek raba lay dëddaalee sa jëkkër rab ngay ëmb mu yàq ka rab ngay waxante la ku góor mu dox sa digganteex moom ñëw indi keneen ba nem jëmm bu gën a rafet ka nga ka lay bëgg. dootoo si sax nekk si sa xel nag di werante nag xel may lëmbe rek nga ne naa jàpp wala naa bàyyi ba yàlla def rek li gën. loolu yëpp daal foog mu ñëw gëstu. ku jaar ci yow gëstu. ku jaar si man gëstu di nga xam ku jaarul si Binta laay gëstu woo doo xam Binta nag fekkiwul kenn mu ngi toog ci këram maa ngi toog si sama kër dew ma télé owu ma rajo. ok sa doom yi wax na ko léegi ñi ngi bitim réew ñu bari ñoo xam ni tey ba léegi mënuñu ñëw parce que point bi ñu am mooy papier bu la ci 5 personnes woowoon tey lu mu gàtt di nga dégg ko na la damaa am problème mu kayit te kayit yi wax nga ko léegi lépp loo gis moom soxna Bintu danaan yàlla na ci yàlla def jàmm te yàlla dénk na la ci loo xamante ni si ay sarax la comprendre comme donc loolu la quoi donc li am solo moom mooy papier. secret bi la ci yàlla jox dëgg secret bi la ci yàlla jox dëgg lañ bëggoon a xam parce que nee nga ñu bari ñi ngi dem di ñaanlu alors que jarul sax nga leen yónnee boppu alif li leen téye sarax dong la loo xamante ni si tey nit ki xamul rawaanam ki ngay seetloo xamu ko alors que tey sarax bu ndaw moo ko téye pour kayitam mën a génn. waaw loolu lépp dañu siy ñaan si yàlla ñaanlu ci def si sarax rek buñ si defee sarax yàlla saafara ka su defee sarax yàlla def sa ndox mu sedd guy kante nag yàlla baax na yàlla nañu yàlla jàppale bari na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew amuñuy këy dañoo amul ak ñaan xamuñu fi ñuy aw waaw waaye yàlla na leen yàlla gindi na leen yàlla dimbali barke yonente bi dëkk bee lëndëm dëkk bee yëngu naxaatekat yi bari fenkat yi bari kafuma de wallaay xam nañ ni kafoo. lii du caaxaan de. wallaay ñun la tiim xam nañ ni kafoo lii du caaxaan soo gisee ñu ñëw ci moom pour ñuy seetaan yaakaar naa waxuma sax pour ñuy seetaan mais ku nekk Sénégal jëlee sa tànk nga ñëw fii jëmm ji toog soo ko tiimee di nga xam ne am na lu ko yàlla jox donc ñun dëkk maam Seydi du caaxaan donc fii ku fi dugg jàkkaar la ak moom di nga xam ni du ay caaxaan
alors que nag moom am na lu ko yàlla dénk wax nañ ko léegi ci wàllu xeex bi tënkal nga ñu ko parce que bëri na ay say doom yoo xam ne ñu ngi leen di xeex alors que tey yàlla jox na la ci secret yoo xamante ni say képp ku ñuy xeex nee nga ma ci kàttanu yàlla na ko yàlla ginde ba mu yegsi ci yow su ko yàlla gindee ba mu yegsi ci yow incha allahu rabbi di nga saafara ay mbiram te coow li du mujj fenn wax nga léegi ci wàllu yoon tënkal nga ñu ko ci wàllu doom tënkal nga ñu ko tënkal nga ñu tamit lu jëm ci wàllu rab ak seytaane nee nga nit ñi bu ñu juum lu ci bëri rab moo koy def di nga gis jigéen buy sëy ci kër sax lu bëri di ko dal mu naan dañ maa liggéey alors que rab bi mu nekkal moo koy yàqal loolu nag yow da nga koy xool pour tënk ko wala jëm ci wàllu sarax mais est-ce que yomb na tey nit nekk fële nga mën koo liggéeyal ba yàlla dimbali ko ay mbiram sotti. loolu rëpp si mbiri yàlla la aajawu yomb na yombul ci kaw rek mu teg ko si aw yoon li ñu ko wax rek mu nangu kaa dégg rek mu nangu kaa def bu ko defee tamit yàlla dina ko dimbali mais buñ lay wax ngay xel ñaar saw rab soxor na kon yow doo gaaw a dimbaliku dara du sotti. d'accord waaw loo bay du mën a ji de booy ji te nangu woon ne da ngay ji kon du sotti rab dafa yéeme. li ngay ñaan mooy yal na leen yàlla gindi. yal na leen yàlla gindi rek ndax man yi si télé bee bari wax jee bari ku ne naa mën a barke Seydina Isa dara du si dëgg man Binta Baye Seydi maa ko wax ñi naa mën a doo dara ki man dëgg mu ngi toog. lu dul ci nag bi xajul ci cin li donc loolu rek lañ doon tënk am na ci yu bari yoo xam ni lu ko yàlla dénk la wax na léegi ci wàllu tuur nee na képp ko am problème ak foo mënti nekk ci àdduna bu dee yaa ngi ci réew mi preuve mënul weesu ne dalay jël yóbbu la ci ay xàmbam sang la seede yàlla suñu borom donc loolu taxaw na leeral ko beneen bi ci topp it leeral na ni ne li jëm ci wàllu li nga xamante ne si moom mooy nga am problème nekk fële nee na déplacement bi nga xamante ne si tey mu ngi nekk ci moom jarul ngay ñëw bu fekkee yaa ngi international foo mënti nekk ci àdduna soo amee problème am na ci loo xam ne mun na déplacé wu mu fekk la fi nga nekk mu defal la say cangat nee na nag li koy gënal mooy bu dee yaa ngi fii mu yóbbu la ci ay xàmbam yaa xam nga feebar yaa xam am lu la jàpp lool mu jëm wàllu seytaane wala say tànk bañ maara day taali wala mu jàpp say loxo que ni ak fu lu la mënti téye nee na mu yóbbu la ci ay xàmbam sang la moo ko gënal moo tax mu daal di ne man yi dañoo bari waaye nag ku nekk loo mënul bàyyil parce que lii du ay caaxaan boo ci fo sax di naxe nee na la bu yàggee di nga toog noppi parce que yëf yi ci boppam du ay fo alors que wala mu këpp li nga xam ne moo jëm ci wàllu jegeñaale donc nag nit ku yàlla dénk xam-xam la wax na léegi lu jëm ci wàllu tukki yéen ñi nga xam ne yéen a ngi foofu di am ay problème mu néegu sëy am na lu ko ci yàlla dénk loo xamante ne si ku ko ci ñaan ci kàttanu yàlla mu saafara say mbir donc lii am solo moom mooy sarax yi nga tënk fii nee nga nit fu waay mën a nekk ci àdduna nga am problème lu ci ndaw sarax moo lay téye alors que yaa ngi dugg fu ne te sarax bi lu ndaw rek mën nga ko génne sa mbir faju donc nag liñ lay tàggatooyee rek moom mooy lu duuf ci nag bi xajul ci cin li mooy lu waraloon lu ci bëri sax doon nangu ay nit di ñëw sa kër ku wax nga ni ma man bugguma ay nit di dajaloo sama kër bugguma ko ku ñëw sax ñun avant ñu lay jot da ngaa bañ ba sonn mais ñi muy wuy si dëgg-dëgg lu tax ñuy bañ dafa doon danger bu ci nekk wala la. am na danger dama jotul woon digal. boo jotee ndigal nag say maam ne la dëjul ñëpp ñëw am nga droit dëju rab wee ma yeena ma toogal ñëpp ñëw moo tax ma toog waaye yàlla baax na xam nga wër bi ña koy fowee xamuñu man dama daan xëy di wër ba guddi fu ne laa daan dem waaye ban ma joxee ndigal dëjul lépp dina leer si laa toog si la yàlla indee bu neexee yàlla ku si ñëw fii sa aajo dina faju ku bëgg a barkel di nga ñëw seet si Binta Baye Seydi Yoff. mbokk yi mu nekkoon soxna Binta Baye Seydi Yoff Assane ñu bàyyi la nga tëj en français. ok voilà c'est ça am na lu ñu ma dee léegi ci suuf d'accord c'est bon am na lu ñu ma dee ci suuf que tey am na annonce boo war a joxe ci at mu bees mii di ñëw parce que daan nga ko def c'est la première fois tey ñu gis la mais daan nga def ni di wax année bu bees ak lu des ci weer wi nga xam ni weer waay année baa ngi dem métti woon na nag bëri woon na ay mag yu bëri ci laaxu ak feebar bi donc année bii di ñëw lan nga ci mën a wax parce que année bi tàng na lool. waaw xam nga année bi tàng na lool xam nga lu ñu ko yóbbee ñàkk gëm yàlla ak gëm yonente bi comme yi xew balaa bi xew nañu gëm ne yàlla la wax ji bari na caaxaan yi bari na sobe ji bari na it waaye at mii di ñëw dina neex
dina neex nañu mandu rek bu sooba yàlla jigéen ñi dinañu sëy njaboot yi dina bari ku bëgg a jur di nga jur barke yonent bi. mais point boobu jigéen ñi tamit di nga gis koo xam ne dama bëgg nga ñaanal ma am jëkkër. waaw bu ñu ñëwee ñu ñaanal leen rek ñu sëy si kàntan ak yàlla suñu borom. rabay def lu nekk waaye rab dinañu dimbali rus ñu ndax ñun raba ñu jox ku rab jox nag dina la rus ba loo ñaan mu nangu. waaw dina sedd guy neex ba mel ni nawetab ren bii sedd guy limité woon yëpp jàll na. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon soxna Bintu mu maam Seydina Limamou Laye soxna Bintu mu maam Serigne Touba wax na ko soxna Bintu mu maam Serigne Babacar Sy bokk ci njabootu waa kër maam Limamou Laye alors wax nañ leen ko léegi adresse baa ngi noonu mi ngi fii Yoff bëri na lu muy nekk côté Mbaaw jëm fi ñu naan Mbaaw wax na leen léegi fii ay xambam nekk bëri na ay fala yaayam ne bëri na ay déplacement yu muy def ñi ci am problème tamit moo xam nga feebar ak mu ne foo ko fekk ci kàttanu yàlla bu la waree yóbbu sang la dina sang wala mu sang la fii këram bëri na ay feebar yu muy faj bëri na it tamit li muy saafara ci ay jafe-jafe àdduna bëri na ñi am bitim réew ay problème mu këyit ak yeneen jafe-jafe ci saafara xëy na dafa li duuf ci nag bi dafa xajul ci cin li rek tënkal leen ci kàttanu yàlla numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi mi ngi fii nag Yoff en face jàkkay Tidiane donc ku ko ci woo incha allahu rabbi jàkkay Nëngaañ mu faj sa aajo alors Assane ñu bàyyi la nga résumé en français par rapport ak lu soxna si tënk rek ci wàllu ñi nga xam ne dañuy am problème. Merci beaucoup El Hadj Mohamed Niang. Justement, nous nous sommes entretenus avec Sokhna Bintou Moumam Seydi, connue sous le nom de Sokhna Bintou Moumam Seydi parce qu'elle est de la famille de Seydina Limamou Laye, mais elle aime aussi Serigne Touba, Seydi El Hadj Malick, Mame Babacar Sy, Boukounta Ndiassane, donc c'est la fille de l'ensemble des élus du Sénégalais. Elle a échangé avec nous sur ses capacités en matière de voyance. N'importe où vous êtes dans le monde, elle est capable de voir pour vous vos problèmes et de vous trouver des solutions et voir les sacrifices que vous devez faire. Deuxièmement, des personnes peuvent avoir des problèmes de rab ou de djinn. Elle a les capacités là où elle est par rapport à ses khambs. Elle est capable de faire des bains, des prières pour vous aider à sortir du gouffre, à sortir des problèmes. Dans la même lignée, elle est revenue aussi sur ses capacités à régler les problèmes de papier. Des gens qui sont de la diaspora peuvent avoir des problèmes de papier, elle va les régler. Des gens qui ont des problèmes de procréation pour avoir des enfants. D'ailleurs, elle a reçu plusieurs félicitations de la part des gens avec qui elle a réglé des problèmes pour avoir un enfant. Elle a aussi la capacité à régler des problèmes liés au rap ou au djinn. Elle en est revenue de manière profonde. Elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle-même, elle est accompagnée de rap. Il y a des raps qui sont avec elle, qui lui permettent de régler ses problèmes parce que tous les sacrifices dont ils ont besoin, elle est en train de les faire et tout ce dont elle aura besoin pour régler les problèmes des gens, elle le fera. Dans la même lignée aussi pour les gens de la diaspora qui ont des problèmes de papier, des problèmes de concours ou qui veulent, dans le cadre des entreprises dans lesquelles ils s'activent, et ils peuvent leur permettre de s'installer et d'avoir des postes de responsabilité au sein des entreprises. Et dernièrement aussi, elle est revenue sur les capacités qu'elle a pour régler les problèmes d'éligibilité de certains de nos politiques. Parce que beaucoup de politiciens veulent être fixes dans leur poste ou être élus. Si vous venez vers elle, elle va vous aider à vous faire élire au suffrage à la majorité. Venez lui rendre visite. Les femmes aussi qui ont des problèmes pour avoir un mari, il faut le savoir, elle aussi, elle a eu à faire plusieurs prouesses à régler des problèmes de femmes qui n'ont pas de mari. Parce que souvent, elles sont accompagnées de rap. Ces raps-là leur empêchent d'avoir des maris. Si ces personnes-là viennent vers elle, elle va régler ces problèmes liés au rap. Dernier point, évidemment, elle est revenue sur une annonce importante qu'elle a faite pour cette année. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de vieilles personnes sont mortes. La pandémie s'est élargie au niveau international, au niveau national, au niveau sous-régional. Aujourd'hui, elle dit aux gens de se calmer, d'avoir raison gardée, de ne plus être inquiet. L'année qui vient sera une grande année, une année de paix, de concorde, une année de solidarité, mais aussi une année où tous les bienfaits de la nature vont s'affirmer. Le Sénégal sera dans une situation de paix, les gens auront de la paix, les gens auront du bonheur, donc tout le monde doit se calmer. Voilà en résumé, Mohamed, ce dont a développé Sokhna Mame Bintou Moumam Seydi. jërë ngeen jëf mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi.